tuuti période de crise bi war nañoo mën a tàmbali waxtaan bi ak monsieur le ministre Dame Diop merci encore ci nii nga ñu nangulee ndogu seeg sénégalais yi waaye lépp rek ci waxtaan et on espère que bu mbir yi jeexee yu bëri dina leer ci emploi ci formation professionnelle ak ci wàllu artisanat kon Fatou Kiné ñu jox la kàddu gi waxtaan wi point bu njëkk bi emploi la tout en vous rappelant que Mamadou Ndiaye est en train de suivre internautes yi ci YouTube bi Instagram Facebook ba Twitter ak hashtag bi di QG 2020 Fatou Kiné. ma ngoog Pape Cheikh ni nga ko waxee rek ñu dalal jëwriñ yi nga xamante ni moom moo gàlloo wàllug emploi gàlloog wàllug artisanat ba ci formation professionnelle muy secteur yoo xamante ne nii wax nga ko sànq foo laal ñu nga yuuxu ci jamono ji ñu toll sax nag muy jamonoy mbas mi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Fatou Kiné. ma ngoog ni ñu ko waxee rek muy secteur boo xamante ne nii moom nga gàlloo ñetti pàcc yu am solo waaye bu ci ne jamono ji ñu toll ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe man foofu laa bëgg a dooree balaa ñuy xuus ci yeneen laaj yi yow ban lecture nga def ci ñetti kër yi nga xamante ni moom la ñu la dénk wàllug artisanat formation professionnelle emploi foo laal ñi nga yuuxu muy ñi nga njaboote ban lecture nga def ak Covid 19 bi ñu toll. jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ziar di sant ci laaj bu am solo boobu parce que Covid 19 bàyyul benn secteur Covid 19 emploi la gën a sonalaate te articulation bi président def ci diggante emploi formation professionnelle ak artisanat ñaari yi mu mujj wax yépp pour régler bu njëkk bi la parce que xale yi bu ñuy def formation professionnelle pour am employabilité la pour am employabilité pour mën a am liggéey président dafa wax ne ndaw ñi ci Sénégal ci initiative yi mu am juróomi initiative yu mag yi bi ci gën a mag mooy jeunesse 2035 te ku wax ndaw wax métier wax liggéey loolu moo tax mbas mi ñëw indi jafe-jafe ci wàllu liggéey bi mais tax na président jël ordonnance bi njëkk gannaaw bi ko assemblée joxe sañ-sañ pour mu dogal ci ñetti weer yi nga xam ne ci lañ nekk li mu njëkk a def mooy pour sauvegarder emploi yi jël ordonnance numéro 1 ne bëggul benn liggéeykat ñu dàq ko ci mbas mi ñu nekk loolu mu nekk signal bu am doole pour wane que ne emploi liggéey moo yor suñu économie ci wàllu formation professionnelle aussi dinaa ci dellusiwaat ci emploi bi mais ci wàllu formation professionnelle ak wàllu artisanat ñaari bànqaas la yoo xam ne nii mooy tax ñu waajal suñu ndaw ñi ñu am xam-xam am métier mën a am liggéey loolu nag jàpp naa ne am na ku ci nekk am na ci ay jéego yoo xam ni ci ndigalu président de la République def nañ ko ci buñ ci duggaatee léegi ci émission bi naa la ko faram-fàcceel benn bu ci nekk. ñu gis ne également secteur la boo xamante ne nii muy yi nga xamante ne wax naa ko léegi moom nga njaboote ndax tey boo xoolee koom gi tolluwaay bi ci réew mi lu ci bari secteur informel bi la mu nekk daanaka pourcentage bu am solo boo xamante ne ñoom ñi ngi ci yëngu waa secteur informel bi te boobu ba nëgg ni gis nañ ni amoon na ay jafe sax ngir ñu yoonal boobee secteur ci jamono ji ñu toll lan nga yaakaar ni moom mooy tërali ni ngir nag wax dëgg neex yàlla ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci yëngu ñu bañ ko sentir ndax ku ne xam ne ni mbas mi lim fi nar a bàyyi ay jafe-jafe ci wàllu koom dana jéggi dayoo. waaw jàpp naa ne suñu borom xam-xam yi dañuy wax ne suñu économie suñu 97% ci informel lañ nekk mais ni may wax souvent ci suma waxtaan rek lii nii ñu jànkantool tey dafa war a nekk opportunité ci bépp Sénégal képp kuy nekk sax nit parce que mbas mi daj na àdduna bi opportunité la war a nekk que daf ñu jàngal tey que ne secteur informel bi war na góorgóorlu ci formaliser wu ndax góorgóorlu ci formaliser wu mooy tax tey suñuy wax état di gunge liggéeykat yi ak borom employeurs yi ak employé comme ni ko Pape Cheikh di waxee léegi mu am fu muy teg fu muy sukkandiku mais malheureusement ñun war nañ peut-être gën a communiquer parce que Sénégal ñi nekk ci secteur informel bi boo leen waxee formalisé wu li njëkk a xalaat rek mooy impôt mooy fiscalité alors que loolu lu ndaw la ci avantage yi nga xam ni formalisé yi mën na ko indi loolu moo tax ci surtout ci wàllu artisanat bi nga xam ne ci la ñu nekk bari na ci ñoo xam ne du ñëpp nag am na ñoo xam ni formalisé wu nañ mais bari na ci ñoo xam ni malheureusement ñi ngi ci secteur informel
donc te suñu yéene suñu lettre de mission bi ñu président def mooy industrialisation bi nga xam ni Sénégal foofu la bëgg a dem mu jaare ci artisanat yi parce que artisan yi am nañ xam-xam mais dañu dese tuuti ci wàllu gunge ci wàllu formation ci wàllu équipement pour mën a franchir le pas de la formalisation loolu nag jàngat la boo xam ne professionnalisme bi dafa des daal ci wàllu woowu. non suñu artisans yi sax xarañ nañ boo gisee li ñuy liggéey ci wàllu créativité li ñuy xalaat di ko génne. mais boo jàngatee secteur bi li ko xaw a gàllankoor tuuti rek mooy ne damay nekk wuude parce que su ma bàyyi wuude la woon di ëw comme su ma bàyyi nu mu doon ëwee damay nekk tëgg parce que su ma bàyyi tëgg la woon alors que ay métier la ay profession la. loolu moo tax président bëgg ñu changer de paradigme mooy tey xale yi xam ne jàng école baax na dem ba université baax na waaye tey suñu structuration économique dafa laaj beneen xeetu nit. encadrement. beneen xeetu nit boo xam ne sax day am métier. parce que xale yi dañuy jàng ba dem université ba yee ay kayit ni ñu koy waxee waaye duñ mën dara ci seen loxo loolu moo tax président ne dañu changer paradigme pour que li ëpp ci ndaw ñi bu ñu jàngee tuuti. ñu jàng école wala ñu dem ci daara wala ñu génn ñu ubbi leen yoon boo xam ne dinañ mën a jàng métier te bu ñu jàngee métier nag opportunité bu crise bi di indi mooy ne ñu mën a am seen yëfi bopp entreprendre parce que ñun tamit ci suñu subconscient ñun sénégalais dañuy jàpp ne boo jàngee rek da nga war a toog ci gannaaw bureau waaye loolu tamit jamono laajoon na ko ci gannaaw tey ñu am dëkk boo xam ne am na ay borom xam-xam ay littéraire ay sociologue ay juriste ay borom kàngam mais tey suñu économie fi mu toll ñu war a sukkandiku ci PSE wéeru ci mbay nag waratul nekk loo xam ne nii xale bi baayam day bay muy bay baayam daan bayee fas muy bayee fas dafa war a nekk ay métier yu muy jàngi ba mun a am accompagnement état pour mën ko doxal liggéey ci pour def yëfi boppam. foofu wàllu mu mel ni foofu wàllu modernisme dafay ñëw waaye leneen lu ma la bëgg a laaj également mooy est-ce que artisans yi nga wax léegi ndax ñoom yëg nañu seen bopp ci maanaam koppar yi nga xamante ni nguur gi fas na ko yéene jagleel ñi ko yellool ci mbas mi parce que dégg nañu yuuxu fu ne naan dafa mel ni dañ leen a fàtte koppar yi di force Covid 19 fond bi. dañ leen cee fàtte ñu ngi yuuxu nag ngir ñu boole leen ci ma bëggoon xam foofu lan moo xew. très bien en fait fàttewuñu leen bu ñu saytoo xaalis bi nga xam ni moom la ñu waajal ci jàppale ñiy liggéey ci programme bi am na gum des na mais am na gum 2 milliards yoo xam ni artisans yi lañ ko jagle te état moo ko génne pour jox ko artisans yi may waxoon naa fii suma collaborateur yi ñëwoon fi expliqué leen tey ñi ngi def 1 million de masques te artisans yi ñoo koy liggéey te 1 million de masques boo ko xaymaa ci xaalis ci 400 millions de francs CFA la parce que masque bu nekk ñu ngi koy jëndee 400 francs defuñu ko rek pour que artisans yi mën a defar masque mais dañu bëgg ci mbas mi ni mu méttee nii ñu liggéey man dem naa visiter ay bor artisans yoo xam ne ñu ngi yor seen atelier di ñëw ñu mun a am liggéey am koom buy ñëw si ñoom 1 million de masques boobu ñu tas ko ci Sénégal yëpp parce que dañ ne bëgguñu rek mu yem Ndakaaru parce que artisan bi nekk Sédhiou artisan bi nekk Kédougou artisan bi nekk Kaolack artisan bi nekk Diourbel war na mun a ci jafe-jafe yi état injecté xaalis boobu pour mu liggéey am ci tuuti weccit pour mën ci sutur bi. foofu critères yi doguma la nan lay tëddee mooy critère masque yooyu nga wax parce que solo si mooy ñu yaatal ko ci Sénégal gépp te wax nañ ko également ci njëlbeen mooy secteur informel bi dafa am doole ci wàllu artisanat te bëgguñu également ku nekk jàpp ni xëy na dana koo bedd ci mbir mi bu boobaa critères yi nan lay doon. très bien alors question bu am solo nga laaj parce que ñun dañu jàpp ne tey dañu soxla en urgence masque. parce que ñi ngi dem ci ubbi école yi tey ministre de l'intérieur jonn dogal ne kuy génn ci biti da nga war a sol masque ñu ne kon am na ay tailleur yoo xam ni am nañ capacité defar ay masques yu bëri ci lu gaaw ñu ne kon nañ jël genn wàllu ci million boobu ñu seet association des tailleurs yi nga xam ni kuréelu nañ boot ay tailleurs ñu dénk leen liggéey boobu parce que seen équipement toll na foo xam ni ci diir bu gàtt mun nañ defar masques yi mais respecter norme masques yi parce que loolu aussi lu am solo la ñu mën a defar masque ñu jox leen loolu li ci des ñu ne région bu nekk parce que ñun suñu interlocuteur ci artisanat mooy chambre de métier te région bu nekk am na chambre de métier ñu ne kon président union nationale des chambres de métier da ngay ñëw
région bu nekk ñu jox la ci 30 000 masques nga defar ko président chambre de métier nag mooy dem ci région Kédougou daal ne ñun Kédougou fukki tailleur la ñu am ñaar fukk la ñu am nii la ñuy tojee suñu bopp jarax ci suñu wàll ci liggéey boobu mais objectif bi ni ma koy raxayaat mooy d'abord pour ñoom ñu am ci lu ñu yëngatu parce que bu dul woon loolu am na ci atelier yu bëri yoo xam dinañ tëj mais en plus ñu mën a defar ay masques yu baax mais après derrière dinañ mën a gagner marché parce que dégg ngeen démb que président ne lancé nañ aussi beneen opération 10 millions de masques yoo xam ni Sénégalais yi ñoo koy liggéey donc artisans yi nga xam ni jàng nañ liggéey defar masque bu baax masque normalisé mën nañ ko defar danañ am ci marché boobu pour mën a encore gagner ay part de marché donc jàpp naa ne loolu lu am solo la parce que bu ñu paree mën nañ jaay masque fii mën nañ ko jaay ci réew yi ñu wër donc loolu moo tax may profité d'ailleurs ci seen antenne pour lancer encore un appel aux artisans boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey parce que mënoon nañu rek xëy defar masque wala ku ne defar masque nu la neexee moo tax may remercier suma collègue ministre de l'industrie bi nga xam ne moo ñu booleeg association sénégalaise de normalisation pour mu normer masque yi appel bi may lancé mooy defar masque yomb na mais defar masque bu normalisé moo gën et de qualité. en tout cas masque yi inondé na marché bi Pape Cheikh léegi norme yooyu sax xamatuñu fu ñu jëm parce que yaakaar naa yaa ngi koy wax mais li gën mooy ngeen taxaw ci teel parce que foo romb yaa ngi seeni masque te léeg-léeg nga takk masque boo xamante ne amuloo la benn njariñ